di baalu ñëpp àq ci suñuy façon wu defin ndax yenn saa yi nga def mu neex nit lool waaye yenn saa yi nga def mu nekk loo xam ne da ngay frustré nit ki mu nekk lu ko metti loolu ñu ngi ciy baalu àq ñëpp te ñu xam ne rek suñu yéene en tant que des artistes des humoristes des comédiens des acteurs liñ ci jublu mooy bégal leen waaye du lenn waaw Ndiol Toj Toj personnage la boo xamante ni dafa am benn waaju ñuy wax Saliou Ndiaye un génie waaju extraordinaire vraiment parce que Ndiol Toj Toj dafa adapté par rapport ak lenn ci man parce que bu nee Ndiol Toj Toj mooy koo xamante ni toujours saa bu waxee rek am ñu taf seen gémmiñ dama yàlla baal te jéggal ma parce que man des fois ni ma ko centré laa koy waxee ni ma ko centré laa koy defee ma ci baalu àq na ñu bëri parce que nekkul loo xamante ni sax pour bon dana am ñu mu frustré dana am ñu mu gaañ des fois dana ci am ñoo xamante ni dañ koy dégg ruus am ñoo xamante ni mooy lu demee ni ki noonu ci samay jëf wala ci samay wax des fois waaye lépp rek ñu xam ni jëlewuma ko dara man jàppuma dara muy dara sincèrement nit sax du wax naan man nii laa mel mais dama nekk un élément boo xamante ni du ma ni perturbateur ci côté négatif mais perturbateur ci côté positif parce que tout le temps fu ma nekk waxtaan bi maa koy yor mënuma toog benn place toujours damay bëgg ambiance di am bëgguma nit di mer ak yu demee ni ki noonu ba très souvent sax su may xalaat ni ma ko centré noonu ma koy waxee noonu am na ñu ma si doon sonal ba moom mu seetlu loolu ni ma yow daal dëgg-dëgg ay toj-toj rek ngay def mu indi nag série boobu muy Ndiol Toj Toj. Djiby Seye gisoo woon ne li nga def si aar yi waroon nga weesu fi nga toll tey. waaw loolu danaa ci am lu ndaw rek loo xamante ni lu ma ci wax weesu tey weesu fii ma nekk ak aar li ma ci def yëpp aar defaguma ci dara am na ñu ma ci jiitu ñoo xam ne lañ ca def xaajuma jege genn wàllu wala tam aar defaguma ci dara lépp loo gis ci Djiby Seye dañ ka defloo mais man defaguma ñi ma koy defloo nag ñoom dañ naan ma ñun de bëgg nañu def lii te yow lañ ci sentir waaye ñun de lii lañ ci am te bëgg nañ ko séddoog yow de am nga ci lii man mënuma weesu loolu duma ko foqati suma passion la très souvent toog na ba yàgg Sénégalais yu bare gisatul ma sax ci yenn yi parce que fii Sénégal li nit ñi xamul mooy série télé bi nit ñi ameewuñ ca xaalis képp koo ci gis suñu borom defal ko ci sutura c'est en dehors ci li muy liggéey. lan moo tax autorité saint-louisienne ñu jàppale sa je ne sais pas ñun bien au contraire sax am na si ñoo xamante ni bon mooy loolu lépp kenn mënu ko wax mais dañuy toog di nu seetaan xam nga di nu xool par contre quelque part on a le sentiment du devoir accompli parce que tey jii bu fekkoon lan defoon baaxul woon duñu toog ba tey di ko gis ci télé bi parce que tey ñu ngi koy séddale ci net bi ñu koy partage ci réseaux sociaux yi am na ay séries yu fi jàll ci kawam bari na Ndiol Toj Toj mais pourquoi mu nekk loo xam ba léegi séries yu fi ne macha allahu rabbi gars yi dañuy dagg ay séquences di ko dugal c'est parce que ñun dañ ci demee woon ak xol dañ ci demee woon ak passion dañ ci maanaam dañ ba tey lañ ci gën a dëggu mais malheureusement artistes saint-louisiens yi li may faral di wax maa ngi gërëm waa Ndar ñu ci bare sax am na si ñoo xamante ni tey bu nu amoon doole bi kon ñun muy man muy Tapha Touré muy Ñaaña Njaay muy keneen ak keneen ku fa ne Ndar di exercer wu ci wàllu art bon ci ñooñu nga xamante ni bëgg nañu te yàlla rek tax ñooñu bu ñu yoroon doole bi kon tey ji kenn waxatu ko mais nag man nekkuma koo xamante ni damay fëgg bureau jàmbur di fa tàllal sama loxo sincèrement amul kenn ci Ndar koo xamante ni sañ na wax ni Djiby Seye ubbi na sama bureau ñëw ni ma sollicité na ma ci lii wala ci laa d'ailleurs sax man duma faral di organiser ay affaires sincèrement chaque fois sax bu ma ko waajee après damay gis nii mais ba ma ciy nekk kenn lijjantiwu ma
am na ay manifestations yu fay am comme ay festival de jazz il préfère woo yeneen artistes yu fa dëkkul wala ñu woola nit woola du ma wax tur téye loolu micro central man ak Tapha Touré def nañ ko téye micro central festival de jazz pare ñu fay ñu lu dul benn 10 000 francs lañ ñu jox non jàpp leen ci parce que yéen ay ndar-ndar ngeen quoi or artistes yi ñu woowoon yoo xam ne dëkk ñu ndar ñu ngi leen doon fay ay 500 000 1 million 500 lu ñuy defati ndar foofu sincèrement qu'on se dise la vérité quoi ñun nekk ñu ci art bi pour nekk ay bouffon wala li ci suñu moroom yi am la ñu bëgg am. lan moo tax Djiby Seye liggéeyatul ak Saliou Ndiaye. waaw xam nga àdduna moo tëddee noonu àdduna moo nekkee loo xamante ni am na début comme am na fin lépp loo gis na Djiby Seye liggéeyatul ak Saliou Ndiaye parce que mbir boo ciy nekk dañ ciy gis sa bopp bokk na ci li tax wax dëgg fa neex yàlla ma arrêté mooy gisuma ci woon sama bopp ca la ma doon liggéey. Djiby Seye dégg naa la nga xeex ak Tapha Touré. loolu kañ la. dégg naa xaalis moo leen jotee la wala. non man ak Tapha dafa am lu garaaw lu nu lié lu bokkul ak théâtre man ak Tapha Touré àdduna du yàgg ba man ak Tapha Touré di xeex ndax xaalis. mosoo leen jotee dara. mosuñu am benn problème man ak Tapha Touré Sénégal nag ñaar nit yu ñuy gis ci télé ba gisatul leen den ci indi ay wax yoo xamante ni dara leeru leen ci dara wóor leen te dama lay remercier ci question bi nga ma laaj c'est hyper important Tapha Touré c'est un artiste comédien man ma nekk un artiste comédien Tapha Touré dëkk Léona Auclair man ma dëkk Léona Suuf maa ngi moom ñoo bokk benn koñ Tapha Touré li nu boole man ak moom aar la te dafa gën a rataxal suñu diggante ndax ñoo bokkoon koñ waaye bokkuñu fréquentation ba benn bis may romb koñam guddi ndax moom dafa yàgg bëgg ay affaire organisation mu jëloon ay buumu ay saako ceeb yi daal di koy taqale def ko mu mel na genre bâche def entrée 25 francs juróomi dërëm bi may romb man théâtre comme théâtre dafa ma intéressé may xool lan la dégg benn xale bu jigéen bu naan sama yaay nee na bu ma jéewati bu ma jée théâtre ah man ma dugg si laajte ki doon jée rôle yaay ji kan la ñu ne xale bi la moom de dafa bàyyi parce que dama doon romb rek de man ni Tapha Touré ana déguisement wu xale bu jigéen mun ma mi ngi nii ma jël sol ko jouer rôle yaay ja pare simiwaat déguisement yi dem sama yoon lii moo ma booleeg Tapha Touré ba keroog Saliou Ndiaye di def jamonoy léegi man ma nekkoon foofu ak ña ma nekkaloon ba lu signé contrat pare Tapha bi mu yegsee man dama jóg taxaw accueillir ko macha allahu rabbi maa ngi moom ñu ànd bu rafet alhamdulilah rabbi alamin nekk ci boobu ak léegi mais man ak Tapha Touré mus ñu am problème mu xaalis alors 12 nag concept la te concept bi moo laaj loolu ki nga xamante ni moom la ñuy liggéeyal moo ko bëggee noonu waxuñu ci lu nu neex rek déedéet parce que tamit booy jàngale dafay laaj des fois nga daal di bës fay metti ndax ka ngay waxal mën laa déglu xam nga quelque part nous sommes dans un pays de fous il faut faire la folie pour compétir ndax benn kilifa gu mag mës na wax lu mel noonu muy réew moo xamante ni ñi ci ëpp jànguñu te ñi ci ëpp dañuy xool la leen di arranger ñu di ko def donte day déranger ñeneen ñi moo tax ñun des fois bu ñuy élaborer wala ñuy wax benn mbir dañuy xool foo xamante ni leer nañ ni buñ ko laalee par force nit ki dana déglu quelque part nag am na ci loo xamante ni foog ma profité leeral ko ci Allo 12 des fois dinañ defar benn vignette ñu wax benn mbir par exemple comme keroog ci benn sujet bu doon wax ci wàllu kiñaan ñu jël photo Youssou Ndour ak Thione Seck
def ko ci couverture bi moo insisté ay affaires yu bëri am ñu bëri ñoo xamante ni dañu yaakaar ni sax amaana xëy na ki ñaan gi ñu doon wax Youssou Ndour ak Thione Seck ñoo tax ñuy wax déedéet Youssou Ndour du suñu morom jegewuñ sax maanaam tey jii bu fekkoon àdduna la danaan Youssou Ndour ay asamaan si ñun ñooy ban bi ci biir jegewuñ ko sax tey bu fekkoon asamaan la di suuf ñun ñooy ban ba ca suuf a suuf Thione Seck di asamaan ca kaw a kaw jegewuñ leen sax kon ñooñu mun ñu leen diir mbagg duñ seen morom maanaam nekkul sax loo xamante ni dañ koy wax di ko jëmale ci ñoom mais nag li ñuy liggéey moo laaj ñu bëgg nit ñi di ko xool pour mën cee jëriñu ndax ñooñu bu ñu jëlee seen photo teg par force nit ki dana am curiosité bu toll na jéem a gëstu li ñuy wax lan te bu ko dégloo jëlee ci njëriñam loolu rek la Allo 12 amul lenn luñ ciy def loo xamante ni dañ ko def pour suñu coobarey bakkan des fois dinañu wax du yebaate waxin la rek pour nit ki mën cee jàngee amul lenn luñ ciy wax pour di xeex nit amul lenn luñ ciy wax pour di frustrer nit amul lenn luñ ciy wax pour di tàngal xolu nit na ku nekk di xool toujours côté positif bi ñun on est des humoristes des comédiens dara taxu ñoo jóg lu du bégal nit ñi bu ñu demee na ba nga xamante ni loolu amatul macha allahu rabbi nañ ñu ko woo nañ ñu woo wax ñu ko sincèrement parce que man wax dëgg ne xaal yoruma oto sama tànk laay doxe ci transport en commun yi laay dugg na ñëpp na sénégalais yëpp parce que làqatuwuma nëbbatuwuma te li may wax it lenn lu ci ne rek la ma ci jublu xam naa ko muy lan fexe ba lépp baax fexe ba lépp di nekk loo xamante ni lu neex lay doon doomu aadama yi waaye nekk loo xam ne dañ koy wax pour di frustrer doomu aadama wala di xeex kenn amuñu jot boobu sax sincèrement te du suñu yéene te mosul nekk suñu yéene te góoman dana ko mës a nekk te du mës a nekk sax nag waaw. mais ay xale dañ leen di seetaan am ngeen di utiliser ay propos indécents aussi. comme yan ci. da ngeen di wax ci Séné Porno. Séné Porno luñ ci wax. da ngeen di wax ci Séné Porno. comme lan. yaa ngi tafaatu rek. maa xam dafa koy jox mu koy delloo. non c'est-à-dire non c'est-à-dire xam nga internet man gëw ma ni kenn dina jël waaw du ay propos yu indécent man sincèrement gisuma ci loo xamante ni wax nañ ko mu war a mën a vexer nit wala mu frustrer nit sincèrement gars yi ñoo mer ni parce que tamit mooy laaj nii kon ne li nga doon def noonu doo wax ñu kon ni waaw ñu ngi jégalu bu baax a baax donc man bon ci côté boobu man gisuma ci benn propos boo xamante ni ci Allo 12 lu indécent la wala loo xamante ni luy frustrer doomu aadama la non gisuma ko quoi man sincèrement parce que ñi ngi koy waxal public bi nga xamante ni moo tax ñuy def Allo 12 public bu nu averti la d'abord muy suñuy moroom sincèrement Allo 12 looloo ko tax a jóg parce que yaakaaruma ni nit dana jël portable def ci crédit jënd passe internet di ko jox doom boo xamante ni day dugg ci internet ku dugg nag ci internet du ma ne rek Allo 12 parce que y a des choses plus graves yu nekk ci internet bi que li ñu naan Allo 12 Allo 12 y a rien de grave sax yu si nekk ñi ciy waxal mooy suñuy moroom ak ñoo xamante ni dinañu comprendre li ñuy wax sincèrement mais nekkul loo xamante ni bon dañ ko def pour wane ñun ay ndar-ndar lañu ay doomi julli lañu dafa am ci tarixa bu nu bokk am na si yoo xamante ni bon mooy loolu duñ ci wax lu nu neex wala ñuy def lu nu neex lépp luñ ci def rek pour bégal doomu aadama yi la mais aussi pour avertir leen pour xamal leen li xew ci jamono ji waaw parce que façon boobu lañ ko mën a defee parce que am na ñoo xamante ni journal duñ ko suivre à tout moment am na ñoo xam actualité réew mi ci ñun lañ koy xamee nous les comédiens parce que yenn yi waaw mooy loolu rek la du leen gisuma ci lu extraordinaire sincèrement si parce que dafa bokk ci jamono dafa am yoo xamante ni c'est-à-dire Séné Porno boobu ngay waxuñu rek pour Séné Porno visé wuñu Séné Porno parce que internet la xam nga loo xamante ni defoo ko ci télévision nationale
defoo ko ci télévision privée defoo ko ci rajo privé defoo ko ci rajo national ci internet bi la yem internet nag daanaka ñëpp a ko bokk visé wuñu scène porno amuñu luñ ci wax suñu yoon newul ci scène porno mais dañuy xamal suñu xale yu jigéen yi ak itamit suñu moroom yu góor yi nanu moytu di def yenn vidéo yi di ko envoyé sax ki nga bëgganteel waxatuma ak koo xam ne xamoo ko xamu la ci internet bi ngeen gisante loolu rek a taxoon ñu tudd te itamit scène porno dañu seetlu ni vidéo yu bare yi ci nekk suñuy doom la ñun en tant que des sénégalais ñun en tant que ay doomi réew mi ñi fi juddoo suñuy rakk lanu ñooñu la ñuy gisaat ci scène porno ñu leen di piéger ndax xaalis looloo taxoon ñuy wax ci mais bu dul woon loolu suñu yoon newu ci site bu ne am na fi yoo xam te dëgg te yàlla tax judd nañu fekk fi am na yeneen yuy judduwaat am na yeneen te waxuñu si ñooñu li tax ñu viser scène porno wax ci mooy suñu rakk yu jigéen yiñ ciy gis ñu leen ciy piéger di ñuy yónnee ay vidéo yoo xam ne doy waar ndax mënuñ loolu taxoon ñu doon wax pour que ñi nga xamante ni jotuñu ko def ñu bañ ko def ñi nga xam ñi ko doon def ñu bàyyi ko loolu rek la woon du leen nekkul loo xam ne nañ ko wax pour suñu coobare bakkan amul lenn lu ñuy wax ci Allo 12 loo xamante ni ci suñu coobare bakkan nañ ko teg amul. li ngeen di wax Allo 12 amul kenn ku leen si mës a interprété que wax yi dafa ëpp wala genre bu ci am benn problème. sincèrement lépp luñ ciy def dañ ko xoolaat ko te it saa buñ ci paree am na ay kilifa yoo xamante ni dinañ ci waxtaan ak ñoom et tout dinañ gën a bàyyi xel nag li nga wax parce que boo demee ba laajte lii rek c'est parce que yow am na loo ci gis te ñu nit dañ ñu yar ñu am ndey ak baay am ay mbokk am ñu nu bokkal réew mi am fi ay nawle donc am na yoo xamante ni mooy loolu waaw dinañ gën a bàyyi xel li nga wax incha allahu rabbi man mi waaw rayoon nan ma parce que Sénégal la demee noonu imagine man Djiby Seye si soo benn maire ma woo Maris ndeysaan yaayu Baru Ndiaye ñu ma allo Djiby mun nga waaw xale yi kat laa romb dégg leen ñu naan Djiby Seye dee na ma ni naa woote ba xam parce que maa ngi nii ci jàmm sama yaay billaay yaay coow maa ngi ci jàmm xam nga ndeysaanam Ndiol Toté dafa arrêté brutalement te après comme ni ko gars yi di faral doon defee dem ci télé yi di expliquer dem ci rajo yi di expliquer naan leen maa ngi nii fu ne nga dugg fa man nekkuma nit kooku man ci li ma woo danaa ca dem ci lu ma woowu doo ma ca gis ci kàttanu yàlla ak baaxam foo ma gisee xamal ni woon nan ma fa foo ma gisul na xamal ni aw ma lu ma fay def sincèrement waaw moo tax yu bare dugguma ci woon après bi Ndiol Toté arrêté xam naa gars yi toog lu yàgg ak liñ fi jotoon a def macha allahu rabbi nekkoon lu neex nit ñi loolu ba tey am ñu koy laajte ñu ni kon sa waa ji kon génn na àdduna ci kàttanu yàlla ak baaxam am na sax ñu ni dem naa Europe am na ñu ni demoon na Europe affaire yooyu maa ngi fii Sénégal mosuma ko génn suuf su ma mën a am ci àdduna Sénégal moo ma ko gënal xaw ma gëm ngeen wala gëmu leen suuf si samay maamaati maam fii lañ leen suul samay maamaati maam fii lañu am teraanga man ñi suma góorgóorloo dinaa fi am teraanga gisuma le pourquoi man ma war a bëgg beneen réew te Sénégal ne fi ak lu mu mën a mel rek bëgg naa ko donte benn néegu ñax moo fi doon des Sénégal laa bëgg man musuma ko génn musuma dem fenn maa ngi fii ci réew mi macha allahu rabbi su ma asxaala saawi xëy na sant yàlla bu baax a baax wala su may génn nit du yàgg waaw benn laps de temps bu ndaw lay doon après ñibbisiwaat ci kàttanu yàlla ak baaxam waaye na rey moom ëpp na moom boobu moom dafa ëpp bàyyi leen di rey nit ñi te gisu leen ñu sang leen gisu leen ñu takk leen gisu leen ñu suul leen bàyyi leen loolu nit day wax lu ko wóor c'est important c'est très important métti na ma méttiwuma ndax maa ngi nii toog ci kàttanu yàlla ak baaxam. cëm bu ngeen gisee loolu nag xam ne ndaanaan ñëw na ban ndaanaan a ñëw Sémou Matar soldat deuxième classe matricule 11 44 22 Barkindo commando Sémou fit am na ñu yaakaaroon ne nag ndeysaan lee rek laa mën waaye boo ma wooyee ci musique xam ne Sémou mii ponkal la ñëw naa fi nag ak Paamar kuy Paamar doomu Alaaji Njuga Jang te 52 peese ya ñun peese nañ ko ba xam ne mën na ko nee na semaine bu jot maanaam mardi
dina leen sokk benn son Wally lu koy fay boo ko xamee wax ma ko Pamar mu yaay yow lii saf na man damay way Sémou day musique ànd naa Youssou Ndour nag 30 ans kon bu ma peesee 52 peese yi ba wax leen ne mën naa ne war naa mën a ne buy mardi bu jot